xanaa bala ñuy commencé mbir yi ñu bëgg a def rek ñu joxe ñaan joxe ab dog imaam nga joxe dog bu ko defee ñu ñaan ubbeeku jataay bi incha allah waaw. mbokk yi tey association islam pour le soufisme AIS dafay daje ci salle bii nga xam ne bii mooy suñ deuxième fois ñu fi daje bi ñu fi dajee ci 2016 bi ngir doon waaj benn karawaan tey ñu dajewaat fii. billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi din ayuha saada alkiram wa saxafiyun mundu fatratin qariba laaxadna anna hunaka afradan dawi nawaaya sayya yuhaajimuna alanan wa biduni ay asaasin mashaayix turuq assuufiya fi hada albalad walladina yumathiluuna marajia wa rumuzan muxtarama lada alshacbi alsenegali hada tasarruf yuakkidu ala anna tatarruf addiini yushakkilu tahdidan xataran lissalaam wa taayush alijtimaaci fi Sénégal allati kaanat wa ma zalat anmudajan yuxtada fi tasaamux wa tafahum bayna alaqaid wa tawaif wa bi hadihi almunasaba tunaddidu aljamic alislami li xidma tasawuf allati tadumu acdaa min muxtalifi turuq alsuufiya wa shaxsiyat addiiniya walmufakkirina waliclaamiyina ذوات الوزن والثقل بشدة المواقف المخلة للأدب واللا مسؤولية الصادرة من التسجيلات المنشورات في شبكات التواصل الاجتماعي وتدعو في الوقت نفسه الحكومة السنغالية إلى وضع حد لهذا المنزلق الخطير وحظر كل المؤلفات والبحوث التي تحتوي على فقرات تكفر وتسيء إلى مشايخ التصوف ومراجعه كما نطالب الحكومة السنغالية بمراقبة الجامعات والمؤسسات العلمية الأهلية التي تنشر الفكر التكفيري وثقافة التطرف والعنف وتفتيش برامجها ومناهجها ومن جهة أخرى تبدي الجمعية خلقها بخصوص ما تتسلل إلى الأوساط الدينية في هذا البلد من تطبيقات مخالفة لمبادئ الإسلام والتي قد تثير بعض الشكوك في مصداقية طريقة تعاملنا مع الدين. وبالمناسبة تمثل الجمعية الإسلامية لخدمة التصوف سدا منيعا ضد كل هجوم يهدف إلى تشويه تراث مشايخنا وقادتنا الصوفية. إن وحدة المرجعية الدينية لمسلمي السنغال وإخوانهم في غرب إفريقيا وإجماعهم على تبني قيم التسامح والوسطية النابعة عن تعاليم الصوفية علاوة على معركة مواجهة التيارات المتطرفة التي تتستر في الإسلام لتنفيذ أجندتها المشبوهة وتقوية دعائم السلام والاستقرار والتعايش السلمي في مجتمعاتنا. تشكل هذه كلها الضمان الوحيد لاستمرار السلام في السنغال. ولهذا كله تلتزم الجمعية الإسلامية لخدمة التصوف بإقامة بحوث جادة من خلال ملتقاها الدولي الأول المزمع عقده في دكار بتاريخ السبت 3 مارس القادم إن شاء الله تعالى في فندق مالك فهد. وستكون فرصة للعلماء والباحثين لعرض دراسات معمقة عن الحلول الجادة لمواجهة الظواهر التي تشكل اليوم تهديدا حقيقيا للإسلام وتذكير المسلمين في السنغال وفي العالم برمته بأن الإسلام الصوفي يمثل عامل استقرار وسلام وتوافق ونمو اقتصادي لبلادنا. ولنا في تراث سلفنا الصوفية مراجع تعيننا على معرفة سبل التعايش المشتركة تحت ظل تعددية في الرؤى والاتجاهات. والسلام عليكم ورحمة الله. 2018 le 30 janvier ngir waajal benn colloque international sur l'islam et la paix boo xam ne ñu ngi ko def incha allah le 3 mars 2018 ca King Fahd Palace. ñu woote woon ndaje mi tey mu conférence presse ngir gaaral sénégalais yi ndaje moomu dëgmal waaye ci diggante bi ay xew-xew yoo xam ne am na fi te AIS ci juddoom boole tarix yi nekk Sénégal yépp dara warulu ko woon lu dul nan lañ mën a fexe ba défi yi nga xam ne gis nañ ko biir Sénégal muy extrémisme bi ci njëkk te boobu mooy yóbbu ci wàllu maanaam terrorisme ak yeneen yoo xam ne gis nañ ko ci réew mi nan lañ mën a fexe ba AIS
muy kuréel gi bool tarix yi nekk Sénégal yépp te ñëpp a ngi fi daje murid xaadir tijaan laayeen ñëpp a ngi fi daje ngir nan lañ mën a dox digganteeg loxo yooyu nga xam ne dañoo tilim te bëgg a tilimal patrimoine bi nga xam ne moom la fi mag ñu baax ñu bàyyi. ci kaw loolu discours bii nga xam ne doon nañu ko jàng dañoo gis ne jamono yi ñu toll am na ay individu ay nit wala ay groupe yoo xam ne dañoo am yéene yu ñaaw yu doy waar yoo xam ne kenn mën na ko wax ci ay formation yoo xam ne jóge na ci lenn ci réewi naar yi ñu dugg si ci biir réew mi Sénégal fas yéene jële fi islam paix et tolérance bi nga xam ne kenn ku ne xam ne Sénégal réew yëpp ngi tàkk monde islamique bi la ko tàmbalee Makka ba niñ accès Mali ñëpp di xeex ci wàllu diine Sénégal rek moo ci mucc waaye ñu gis ne am na ay groupe yoo xam ne wala individu yoo xam ne dugg nañ ci biir réew mi gannaaw bi ñu jàngee ba ñëw wala ñoo xam ne sax ay étranger nekk ci biir réew mi bëgg ñoo importeel xeex yooyu nga xam ne am na ci monde islamique ba ko indi ci biir réew mi loolu yóbbu na leen ba ñuy yëkkati seeni kàddu jëxëran publiquement di insulter di xas ak a ŋàññi suñu kilifa tedd yu baax yi nga xam ne amuñu lu dul moom ñoo xam ne heure bu réew mi jaaxle ci ñoom la ñuy dellu muy Touba Tivaouane Kaolack Ndiassane Thiénaba ak Medina Baye ak fépp fu mën doon AIS gis na kon loolu lu mat a taxaw seetlu la ndax ñooñu nga xam ne ñooy def lu mel nii am na réew yu ñu jaaroon bañ tollee fu mel nii di ko def ci ay xas ak i insulte publiquement te feree na wuñu leen woon gis nañ ne réew yooyu bañ ko defut tey jii leneen la leen jural muy terrorisme bu métti ci attentat guddi ak bëccëg ci jàkka yi ak ci maanaam li ñu ma tuddee marché yi ba ci sax place publique yi foofu benn mën nañ ci jox exemple Nigeria Boko Haram fu mel ni lañ commencé woon di xas ña fa nekkoon doon dund l'islam sufi naan xaraam dañuy bokkaale ba nga xamee ne kilifa yi juguñu moo xam état ba la wala chef religieux yi taxaw faire face ak ñoom aay leen lu mel noonu lu dul di leen bàyyi ñuy doxee nu leen neex tey gis nañ fañ toll tey mooy jël arme loolu nag AIS gis ne comme gis nañ lu mel noonu ci réew yu mel noonu ñu ne nañ taxaw baare loolu bala ñuy toll ci jël arme nañ fexe ba baare leen ci loolu nga xam yoon woo xam moom lañ jaar te mbokk yi dañ daan wax ne jam-jam bu ne mën naa wér ba mu des jam-jamu làmmiñ ndax képp ku bind sa téere wala nga jël soo làmmiñ di xas ay nit loolu mënee su ko fàtte waaye bu doon jam jógu paaka mën naa wér góom ba kenn du xamante ne jam nañ ko waaye aw làmmiñ mu fi lay des waliyaasu billaahi taala loolu ñu gis ne mën naa indi lu rëy rëy ci réew mi te gis nañu commencé na am ndax gis nañ fi ñoo xam ne ñi ngi dal ci ay sëriñ bañ leen attaque boobu na mën naa ñàkk bu fekkee dañoo wax ne réew mi réewum laïc la d'accord bi ñëpp d'accord nañ ci waaye liberté culte am na kenn ku ne war nañ laa bàyyi nga dund li ngay dund ndax Sénégal ba muy Sénégal bi léegi chrétiens yi ñoo fi mas nekk ba ci ñi gëmul dara moo xam ne athée lañ te mosuñoo amante ay jafe-jafe ak musulman yi seen biir saltige yaa ngi fi mosuñoo amal ñoom benn jafe-jafe li ko waral mooy kenn ku ne nga gëm li nga gëm bàyyi sa morom li nekk doo ko xas doo ko ŋàññ waaye bu ñu demee ba ñoo xam ne ay individu lañ wala ay groupe lañ dugg si réew mi Sénégal ne fa force dañ force nit ñi ñoom gisin bañ gisee diine te gisin boobu bu delluwaate ci diina doo fekk mu am baas benn baas lu dafa tegu ci ay xalaat ay ñoo xam ne ay nguur la tegu ak i politiciens yoo xam ne ñoo lal lu mel noonu waaye ñi jàng ñëpp day ay chercheur di ay gëstukat xam nañ ne buñ delluwaate ci baas duñu fekk dara loolu nag kon jot na ñun ñi xam lu mel noonu ñu taxaw nag wan Sénégal yi bu wér ne leen fi ngeen bëgg jëmee maanaam Sénégal yi wala boog islam yi Sénégal du foofu ndax gis nañ ne ñooñu réew yi ñu bari yépp ay ak firnde moo fa am kon nag gën di firnde gis nañ fan yi ay enregistrement ak i vidéo ak i audio ñu tas ko ci réseaux sociaux yi di ŋàññi sëñ Sidi Mokhtar Mbacke mi fi jógee barki dem waaye di ŋàññi sëriñ Mountakha Mbacke mi fi toog waaye yéemuñu ci boo demee Tivaouane ña ngi ŋàññi sëñ Sidi Ababacar Sy tudd aw turam ŋàññi Sidi Hadj Malick Sy tudd aw turam Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif ñu tudd aw turam wala yaasu billahi taala loolu lépp nekk ci réseaux sociaux yi nit ñi di ko paasante loolu nag mën nañu wax ne étincelle la maanaam ferñeent la ferñeent loo xam ne bu fekkee nit ñi teeluñu jug lii di ko réerantal moo xam état la moo xam ba ci biir kilifa diine yi ñi nga xam ne ñoom ñoo yàlla jox ñuy digle ak a tere te yàlla wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muru bil ma'ruufi wa tanhawna 'anil munkar bu fekkee teeluñu jug baare lu mel noonu wala yaasu billahi taala mën nañoo séntu ne dara passé gud li xew Mali mën na fi xew li xew feneen mën na xew ñun nag AIS ñu ne kon nañ bokk ci ñi nga xam ne dañ doon wax magum waxoon naa ko waaye pas magum xamoon naa ko déedéet wax daa war di jotee ñu wax moo tax kon AIS jug di dénoncer lu mel noonu di ko dénoncer di woo état du Sénégal ngir lan ci point yi nga xam ne moom lañ ko woo mooy bi ci njëkk dañu woo état du Sénégal mboolem livre yoo xam ne day woote ci violence ak radicalisme ak extrémisme muy livre yoo xam ne dañu ko bind en arabe te gis nañu Sénégal diine ci arabe lañ koy jànge mais jànguñu ko France jànguñu ko anglais ñooñu koy jàng ci arabe te ñu bind ko ci arabe ñu ngi wax état du Sénégal gannaaw bi nga xam ne ñu ngi sali état du Sénégal ndax gis nañu wàllu terrorisme
bi ñu gis nañ ne am na ñuñ jàpp ak ñu baree bari ñoo xam ñu ngi ci xeex bu rëy loolu en tant que AIS muy association islamique pour service bi dañuy saluer état ci loolu mu dem mu gën a renforcer ndax ñun sécurité mënuñu ko yor askan wi mënu ko état moo ko mën a yor tey ku ci amoon problème sa biir kër police ngay woo mënu ko fajal sa bopp kon bu état gisee ne am na ñoo xam ne menace lañ ci public bi menace lañ ci réew mi mu téye leen di enquête loolu la ñuy dëggal ne loolu kat la état def xëy na peut-être am lu ci nekk mooy li ñu gis seeni xale di ko def suñu mag ñu baax ñi di leen insulter di leen xas publiquement te amuñu lenn lu ñu daw ak lenn lu ñu ŋaññi kon bu état jàppee ay nit ne ñii kat wàllu terrorisme wala nangam la te ñu gis ne xale yi nekk seen keppaar ña ngay xas ak a ŋaññi ak di dal ci kaw nit ñi loolu ñun dañu suñu xel day daal tey lañ mën a def mooy gën a saluer état ci mu gën a renforcer maanaam sécurité bi moo xam ci wàllu université yi la université yi gis ngeen université yi gars yi foofu lañ gën a ciblé muy université Cheikh Anta Diop ak bu Saint-Louis ak yeneen centre de formation yi fi nekk ak yeneen jàkk yi nga xam ne nekk na ci biir Sénégal nekk ci biir réew mi yu yëpp gis nañ ay points la yoo xam ne yu sensible yoo xam ne fala ñi nga xam ne ay lañ bëgg indi ci réew mi ak leneen ak leneen foofu la ñuy nekk di laver cerveau ndaw ñi alhamdulilah AIS nag bi mu xamee lu mel noonu toogul rek di xaar état moom dafa teel a jug depuis 2015 bi nga xam ne taxaw nañ ko xam ne li ñuy xeex Touba rek mënu koo xeex Tiwaawoon rek mënu ko xeex Kaolack mënu ko xeex Njaasaan mënu ko xeex waaye bu ñu ko bëggee xeex dañuy ràbbale suñuy boolo suñuy loxo comme ni nga xam suñu kilifa diine yi suñu xalifa si noonu la ñu wootee sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke noonu la wootoon sëñ Abdou Amin yàlla na yàlla doon leer ñu waa Kaolack ñu ñëpp loolu la ñu woowoon ne dajalu leen ngir mën a faire face ak loolu ndax mbooloo mooy doole kon AIS dina def ay jéegu fexe na ba réseaux sociaux yi nga xam ne fa la islamistes yi jaar fa la gars yi jaar ngir laver cerveau nit ñi AIS taxaw na fa baare leen nan la leen baare mooy dafa dox ànd ak jamono gis na ne ndewoon dañoo wuti li ñu mën a tudd réseaux sociaux yi moo xam Facebook la moo xam WhatsApp la wala yeneen ak yeneen di fa ubbi ay groupe AIS dem na taxaw fu mel noonu fexe ba message bépp bu ñu fa def boo xam ne duñu ko def ci anglais duñu ko def français mais arabe lañu koy def comme li ñu jàng ñoom li ñu jàng ñoom ñun loolu lañu jàng fa seen fexe nañ ba at mii nga xam ne moom lañu toll reculer waat leen ci message yu garaaw yi ñu daan dégagé ci yu bëree bëri yoo xam ne lañu daan def ñu fexe ba yeewaat ndaw ñi maanaam xamadaat leen bu baax a baax lan mooy turas a suufi mooy patrimoine suufi fexe nañ ba ndaw ñi ñu ëpp ci ndaw yu Sénégal tey suivre tey topp bopp réseaux sociaux yi xam nañ tey lan mooy tasawuf xam nañ tey lan la fi mag ñu baax ñu bàyyi ci patrimoine bu sell xam nañ ne l'islam yi Sénégal bokkut ak l'islam yi fi des l'islam dañuy wax ne dañ ko faral di wax ne du ab dëkk du aw melokaan du jëmmi doomu aadama ko fekk waaye concept dégg-dégg mafhum la muy dégg-dégg loo xam ku la ko gën a dégg na ko yonent sens doon jàngal te yonent sens nag lam doon gën di jàngale pour nga gis musulman bu la ne maa ngi lay sunna te gisoo ci moom yërmande gisoo ci moom ak nooy gisoo ci moom masla xamal ne kooku teggi na sunna te bu ñu xoolee monde islam li ko taal ñëpp ñu ne tudd ay terroristes amuñu yërmande amuñu wax ju nooy maanaam amuñu ab souplesse dañu ko mën a tuddee foo leen fekk seen discours day tàng day tar dañuy yóbbu nit ñi di leen takfiir di leen génne ci diine yooyu du sunna yooyu du alxuraan képp ku bëgg a yonent sallallahu alayhi wasallam xoola ci yi ma wax nii kon mag ñu baax ñi kon Sénégal ñoom ñoo def lu mel noonu ba nga xam tey képp ku leen gis da ngeen xool yërmaande ngay gis ñoom muy tasawuf képp ku leen xool da ngay gis ñoom masla da nga gis ñoom loolu nag ñun génération bi nga xam ne ñoo toll ci jamono ñun ñoo ko mën a wane ñun ñoo mën a baare diggante ak ñooñu moo tax bi ñu koy def tamit xaaruñu état xaaruñu kenn dañoo gis ne lii suñu devoir la suñu waruteef la gannaaw bi ñu mag ñi jàngalee yaruñu seen i keppaar bindee téere bàyyi fi ñu jug def lu mel noonu kon ñi ngi soññi état du Sénégal ci mu gën a surveiller waat ni ñu ko waxee yii ñu tudd léegi moo xam école yi la moo xam université yi la moo xam livre yi nga xam ne nag moom nekk na ci biir dëkk bi te bind leen nga xam ne ku ko liir ku ne dalay yóbbu ci nga am tatarruf maanaam li ñu naan extrémisme religieux day nekk ci yow loolu ñu ngi woo état du Sénégal nan lañ mën a fexe ba livre ñu interdit ko ni ko état Maroc interdit Maroc dañ ko interdit seen bibliothèque yépp dañoo wax ne bi ñu gisee printemps arabe jàll ñu gis xeex yi am ci réewi naar yi ñoom dañoo teel a gàttandu xam ne li fi indi xeex yi mooy téere yi nga livre yi nga xam ne day woote ci violence day woote ci extrémisme day tax mënoo nangul sa morom la mu nekk yow da ngay jàpp ne yow li nga nekk rek moo baax waaye leneen lu waay nekk baaxut loolu téere yooyu ñu ngi woo état du Sénégal nan lañ mën a fex ba interdit ko pare nañ pour collaborer ak ñoom bu laajee traduire ñu traduire ko en français ñu def ko pour jébbal leen ko ñoo xam ne lii mooy njëmbat li nga xam ne réew mu mas a am bu fa màggee ba meññi fa violence te indi ak terrorisme la indi kon AIS mi ngi woo loolu ci état du Sénégal pour def loolu AIS tamit mi ngi préparé incha allahu rabbi benn colloque international moo tax sax ñu woote nii colloque boobu ñu ngi ko war def incha allah le 3 mars muy l'islam et la paix ñu war ko def King Fahd Palace ay borom xam-xam yu mag yu mel ne ay intellectuels yu mag yu nekk ci réew mi ak international ñëpp fas yéene ñëw ñu def ko ay thème def ko ay panel incha allah rabbi pour waxtaane jàmm l'islam diine jàmm la waaye du diine terrorisme diine violence l'islam nag damay wax ne bu dee ci réewi naar yi neexuñu dindi tuuma ndax buñu nee ni fekkee ne dañ naan l'islam
dañ koy xeex dañuy tuumaal terrorisme te ñiñ koy wax dañuy fekk seen loxo mu nekk ca benn da ngay gis fu mel ni Égypte wala Syrie wala Yaman wala Irak ñey def attentat yi dañuy wax allahu akbar ñi def attentat yi dañuy tudd yàlla ñi def attentat yi ay musulman lañ kon tuumal ju neexut a dindi l'islam paix ak tolérance képp ku bëgg da ngay roy ci l'islam yi Sénégal jàpp ci kon mbokk yi xam naa ne loolu la ñuy gàttal ci discours waaye dana ñëwaat ci kanam pour question yi ak li nit ñu war a laaj bu ko defee ñu bàyyeeg Mouhamed Khalifa Niass mu lire ko ci en français. Et par la grâce de son prophète, la miséricorde. Depuis quelque temps, nous avons constaté que des individus mal intentionnés s'attaquent délibérément et sans fondement à nos chefs religieux qui constituent nos références. Cette attitude qui frise l'extrémisme religieux constitue une sérieuse menace pour la paix et la cohésion sociale du Sénégal. Jusque-là, connu pour son exemplarité en ce qui concerne les relations entre les confessions. En effet, l'Association islamique pour servir le soufisme, AIS, regroupant des personnalités religieuses et des islamologues issus des différentes familles confrériques du Sénégal, condamne avec la dernière énergie ce comportement irrespectueux, voire irresponsable des auteurs de livres tendant à jeter le discrédit sur nos croyances religieuses et d'enregistrements audio diffusés à travers les réseaux sociaux et interpelle l'État afin de mettre fin à ces dérives aux précédents dangereux. L'AIS constate, pour le regretter, que nos mosquées et universités, temples du savoir, sont de plus en plus infestés par des prêches indécents et tendancieux. Par ailleurs, le milieu religieux est de plus en plus infiltré par des adeptes de pratiques occultes non conformes aux préceptes de l'islam et pouvant entraîner le doute sur le sérieux qui caractérise notre religion, l'islam. L'unité des musulmans du Sénégal et de l'Afrique dans les valeurs de la tolérance et de la modestie inspirées de l'enseignement des soufis, le combat contre les courants intégristes et extrémistes qui se cachent derrière l'islam pour exécuter leur agenda douteux et la consolidation des piliers de la paix et de la cohésion sociale dans nos sociétés constituent pour l'AIS les seuls garants pour la paix au Sénégal et dans le monde. C'est fort de ce constat que l'Association islamique pour servir le soufisme, AIS, engage des réflexions à travers un colloque international sur l'islam et la paix, prévu le samedi 3 mars 2018 au King Fahd Palace, Dakar. Ce sera l'occasion pour d'éminents érudits venus d'horizons différentes de mener différentes réflexions sur les solutions à préconiser pour faire face à ceux qu'on peut appeler les fossoyeurs de l'islam. Et de rappeler aux musulmans du Sénégal et du monde que l'islam soufi est un gage de stabilité, de paix, de concorde nationale et d'émergence pour nos pays et que les œuvres et enseignements de nos érudits sont des références pour le commun vouloir de vie commune. Assalamu alaikum wa rahmatullah. mbokk mi laaj mooy yaakaar na RDV waaw li nga mu laaj ci wàllu franc-maçonnerie bi nga xam ne gis nañ ko mu lëmbee mel ne fan yi ci actualité Sénégal loolu kenn ku ne xam ne AIS moo jiitu ci ñi nga xam ne dañuy combattre pour lépp loo xam ne jikko yu ñaaw la jikko yu doy waar la yoo xam ne da mën a yàq diine loolu AIS bokk na ci ay objectif am mooy lépp loo xam ne dana yàq diine yàq am xel waaye yàq alal yàq nafs waaye yàq askan muy 5 yooyu nga xam ne nécessité yi nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne yàlla da ko yónni ngir mu sàmm loolu AIS dafa nekk di sàmm lu mel noonu muy diine ci la bokk te kenn ku ne xam ne wàllu franc-maçon wala franc-maçon ni ñu koy waxee day yàq diine kon AIS
dafa bokk ci objectif am wala boo bokk ci lu mel noonu lépp loo xam day yàq diine ak fu mënti jóge mu xeex ko. moo tax ñi nga xam ne ñi nga àndoon ak ñoom di xeex bi ñun ñëpp ñoo ko àndoon di wax ne état du Sénégal comme dañoo nekk réew moo xam ne wax nañu démocratie nañu doxal majorité bi nekk Sénégal bëgguñu lu mel noonu ñu ngi ñaan état bi mu fekk si lañ lu mel noonu ba ndaje yu mel noonu waxuma di ko def Sénégal waaye bañ ko xalaat di ko def Sénégal kon AIS loolu mooy gis-gisam ci wàllu franc-maçonnerie. Asalaamaaleykum. ñëwuma fi en tant que état ñëwuma fi aussi en tant que professeur d'université dama fi ñëw en tant que doomu daara ndax Serigne Moustapha Sy Moudir mooy sama bàyyi loolu rek doy na ci justifier lu tax ma war fee teew réponse bi nag li ñuy joxe la réponse en français par rapport à l'idée que la famille franc-maçonnique a décidé d'organiser une rencontre au Sénégal. Je pense que d'abord, il faut voir la fermeté de l'État. L'État du Sénégal a tout simplement rejeté toute possibilité de réunion au niveau de l'espace sénégalais. Maintenant, il va falloir, dans le cadre de l'AIS, aller de pair avec l'État sénégalais. Parce qu'une autorité qui t'aide, tu dois aussi l'accompagner dans ce combat. Parce que n'oubliez pas que depuis 3 ou 4 jours, le Grand Orient a adressé une lettre publique à l'État du Sénégal, entre autres, pour ne pas céder à des menaces de gens qui veulent que la liberté d'expression ne soit pas effective au Sénégal. Ils se cachent derrière la liberté d'expression pour que les gens puissent se réunir où ils veulent. Or, cette liberté d'expression, comme le dit le maître du Grand Orient, repose sur le droit. Et moi, je suis professeur de droit. Nous savons très bien que le droit est culturel. Le droit émane de ce qu'on appelle l'essence de la société. La société sénégalaise est foncièrement religieuse. La société sénégalaise est 100% religieuse. Le Sénégalais est par essence dans une religion. Or, la philosophie franc-maçonnique, c'est l'interdiction du dogme. C'est le premier principe. Président, xeexuñu diine de franc-maçon dañu bañ diine c'est-à-dire diine warul am. C'est différent. Le fait de tolérer, de voir si ils sont contre parce que le dogme, la religion islamique qu'on connaît le plus est une religion de dogme. Le fait de dire dans une religion, quand tu rentres dans la religion islamique, le fait de dire une phrase que tu ne peux pas modifier, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, mais ça c'est un dogme. Tu ne vas pas dire ashhadu autre chose, anna autre chose, quelqu'un d'autre. C'est une phrase que tu répètes. Les 5 piliers sont des dogmes. Quand tu es dans l'islam, tu les respectes. La prière, c'est 5 fois par jour, c'est pas 4 fois, c'est pas 6 fois. La prière de Fajr, c'est pas 4 rakas ou 20, c'est 2, ainsi de suite. Ça, c'est des dogmes. Et ils sont contre le dogme. Ils disent quoi? Que l'être humain doit être libre dans sa manière de penser et de faire. On ne doit pas t'obliger. Dès qu'on t'oblige, tu es esclave. À partir de là, ils sont contre l'islam. Et comme l'État refuse cette réunion, il faut également que nous, musulmans, nous soyons unis comme un seul homme avec l'État pour dire non. Effectivement. Je pense que c'est la réponse qu'on doit donner. Je vous remercie. dañoo ni woon ñaar ñi leen gënoon a jaaxal Sénégal au niveau des khalifes généraux parce que dañu tàngoon ci wàllu diine daawuñu ci discuter ñoom ñoo ko wax de waxuma ko bien vrai que khalifes généraux yëpp noonu lañ meloon mais ñoom ñoo wax loolu dañoo wax ni sëñ Abdou Lahad Mbacké ak El Hadj Abdoul Aziz bi ñu fi nekkee kenn osé wul ñëw Sénégal di fi wax yii ñu ni ñooñu jóge nañ fi ñaa na ñu dem ba ci biir am ñeneen ñu génn ñañu lim ñoom ñañu lim Serigne Saliou daf ci bokk Serigne Abdoul Aziz Al Amin daf ci bokk am na yeneen ñaar yu ma jàppul yeneen ñaar jàpp 4 lañ wax ni nelaw nanu kon le terrain est vierge au Sénégal léegi on peut retenter nañu essayer nag ñooñu comme dem nañu te ñooñu la jëloon nañu essayer donc dañoo war a taxaw ndax ñooñu ñun ñoo leen donnu du ki sant si du ki sant Mbàkke du sant képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah même ñi nga xamante ils sont dans la religion chrétienne war nañu taxaw def benn bloc pour que yooyu idée bañ fi law te ñoom taxaw nañ temm te dégg naa sama turandoo sëñ Muniru Sarr mu ni ki taxaw nii li nga bëgg du am yitte bu mu génne ak bu mu am ba taxaw ni loolu du am amul yitte bu ni dool
ba li nga bëgg yow mu am waaw salaamaaleykum. ko xam ne AIS bi muy samp 2015 boobu dañoo fekkoon terrain bi vide naam am na association fi nekkoon waaye maanaam objectif bi AIS am mooy sàmm ndonal mag ñi te Touba rek mënu ko Kaolack mënu ko Tivaouane mënu ko faaw ñu boole ñun ñëpp ànd nekk benn AIS loolu la ñëw ubbi buntu bi depuis 2015 kenn ku ne gis na ne liggéey bu rafet bi nga xam ne liggéey nañ ko ci lépp lu laal l'islam wala mu laal maanaam suñu mag ñu baax ñi kon bu ñu demee ba yeneen association ñëw ci biir terrain bi fekk si leen loolu dañuy leen tàllal loxo xam ne garab gi ñu jëmbatoon màgg na ba ami bànqaas ba ami meññeen kon aywa nañ leen ko waxtu ñu ñëpp njëriñoo ndax wax na dëgg Bichri TV international seen siège bi Amérique la nekk waaye 2015 bi AIS doo ko taxaw ñoom lañu àndaloon ci tournée bi wër suñu kilifa diine yëpp képp ku tàppee Google boo defee visite de l'AIS à Touba Tivaouane Kaolack Ndiassane da nga gis lien yi ñu ànd ceeg ñoom waaw ni nga ko waxee noonu la comme yàlla daa def ñu dañu représenté xalifa généraux yëpp taabal jii ñu toog kenn ku ne mën nañoo wax ne yàlla na yeex waaye mën nga penc ma nga xam ne mooy Tivaouane wala Touba wala Kaolack wala Ndiassane mën nga faa toog ëllëg nekk xalifa loolu mooy li nekk ci taabal jii ñu toog kër yëpp kenn ku ne mën nga faa dem ba nekk fa xalifa dañoo gis na nag terrain bi kenn warut a mën a jiitu di bay wali fi ñun ñii ndax yonent sallallahu alayhi wasallam mu doon jiitu ci xare bi ma ànd ak sahabatu kiram yi kon moo tax ñu ne nañ jug nekk ci waar bi ku ñu fekk ñu dem ku ñu fekk ñu dem moo tax duñ def dara ci réew mi te tàgguñ suñu kilifa diine yi muy xalifa généraux yi incha allahu rabbi AIS day continuer def ay tournée di wax ak xalifa généraux yi ndax ñun ñooy seen i interlocuteur ñooy seen i ndaw li nga xam ci réseaux sociaux yi xam ko ci actualité ñoom duñ ko xam moo tax ñoom ñëpp tamit ñi ngi ñu jox nopp jox ñu loxo di jàppale ci zahir ak ci baatin kon incha allah rabbi AIS dana defaat balaa sax colloque bi incha allah ñi ngi waajal beneen tournée boo xam ne ci xalif généraux yëpp la ñuy demaat ñi ñu jàll leen ñi ñu ñaan leen yàgg fi téer yeesalaat suñuy ndigal yeesalaat suñu lépp wasalaamaaleykum bu baax a baax Bichri TV jërëjëf li nga wax rek pour collaboration boo xam ne war naa am ci yenn association yi incha allah rabbi loolu yàlla def na sax am na ndax am na collectif boo xam ne moo dajal association yi nekk Sénégal yëpp loolu AIS ma ngi ci biir ba ñi ngi ànd ñun ñëpp ndax ñoo bokk benn objectif mooy fexe ba jàmm am ci réew mi fexe ba jikko yu ñaaw yu jóge fi fexe ba l'islam bi fi suñu mag ñi baax ñi bàyyi muy patrimoine suufi ñu préserver ko ci loolu lañ nekk incha allah rabbi loolu moom ñu ngi ci bu soob yàlla bi ci toppaat li nga wax ci maanaam lan lañ mën a fexe lan mooy gis AIS ba maanaam ndaje yu mel noonu nga xam ndajeem franc-maçon la du fi amati moo xam naa damay bañ sax ca topp ñu ci mooy le 3 février bii lañ waxoon ne moom moo war a am ndajeem fii ci King Fahd Palace le 3 février bii moo waroon am ñu taxaw ci ñëpp xeex ba amatul waaye yàlla def le 3 mars la AIS def colloque international si l'islam et la paix ci King Fahd Palace bañ ko noroon defee fa la AIS defaat islam et la paix loolu du hasard AIS incha allah rabbi le 3 mars 3 février bi ñu naroon franc-maçon yi waroon def fi ndaje ci King Fahd Palace ñu xeex bañ jële ko fi le 3 mars réservé nañ def nañ lépp bu kenn jaarate ginnaaw nag di ko teggi waaye réservé nañ fay nañ li war a fay ay incha allah le 3 mars la AIS def loolu pour dénoncer foofu ci tribune boobu ñu bëggoon a taxaw ngir tuumaal l'islam ngir yàq jikko yi fa la AIS fas yéene taxawaat incha allah pour def yëkkati drapeau l'islam mu kawe ba abadal abidina kon daal enfin ñi ngi nuyu di sant bu gërëm kilifa yi nga xam ne bi ñu woote wuy si nañu muy association yi fi daje di dawaayir yi fi nekk léegi maa ngi seen léegi El Hadj Fall mu ànd ak sëñ Abdou Aziz Kanji ñu ñëw ci fédération daaira murid yi nekk ci biir maanaam ndakaaru gépp macha allah tabarakallah moom moo jiite El Hadj daaira Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bi xam sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke moo ko joxoon mu jiite leen ma nga ne toog ñëw na xam naa bu ñëwee ñëwal nañ sëñ Mbàkke Fay mi nga xam ne moo jiite mbooleem maanaam daaira murid yi nekk ci kii noonu la ngeen fekk see suñ mbokk yi muy sëñ Cheikh Tidiane Gaye ànd ak ñoom Sakhu Jë boole daaira yi Tidiane yi nekk maanaam ci Dakar yëpp yéen ñëpp ñu ngi leen sant di leen nuyu waaye daaira al qadiriya waa ko Cheikh Saad Abi te Chérif Fadal Aïdara mii di sama vice président ñoom tamit ànd nañ Chérif bi mu ñëw ànd nag mbooleem ñi nga xam ñoo représenté dawaayir yi nga xam ne ñoo nekk ay benn kenn ku ne ñëw nga macha allah waa Ndiassane macha allah taala sëñ Babacar Kunta mi ngi ni toog mbooleem daaira yi ka leen représenté ñëw na mbooleem moom mii mu bokk biir association sëñ Babacar Kunta mi ngi ni toog cene ba sëñ Ahmad Seck mi ngi ni toog ak ñoom sëñ Babacar Seck mbooleem seen diwaan yi fi nekk te ka leen représenté ñëw nañ gannaaw ñoom bi ñu bokkee ci biir kuréel gi di AIS leew nañu seen sëñ Mamadou Khalil Niass mi ngi ni toog bi mu bokkee ci association bi pare ñu jiite daayira yi ki leen jiite macha allah taala ñoom ñëw nañ teew si naka noonu Medina Baye
sëñ Cheikh Baye Niass ngi ni toog macha allah tabarakallah ñeneen ñi nga xam ne ñoo jiit lépp ñu ngi ñuy toog naka noonu maanaam laayeen ñëw nañ kon daal liñ bëggoon ci jotaay bi alhamdulillahi rabbi yàlla suma daal defal nañu ko li ñuy jeexale mooy sant Serif Mballo mi ngi toog moom mii jiite daayira chiite yi nga xam ne ñoo nekk biir Sénégal ñun nekk daayira chiite yi nga xam ne ñoo nekk biir Sénégal waaw daayira yi nga xam ne chiite yi nga xam ne moo nekk biir Sénégal Serif Mballo ngi toog ànd ak ñun jataay bi ñu ngi koy sant ko gërëm ñun mu tasawifu ne yi ñun suñuy bunt daa ubbeeku ñun xatluñ kenn ndax ku mën a dëkk ay chrétien nga fal premier président de la république muy chrétien muy Senghor sëñ Fallu ak sëñ Babacar Si fal ko asama ko ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu Muhammadan rasulullah ñun duñ xas kenn duñ ŋàññi kenn duñ génn ci diine maadaama yaa ngi ñuy bàyyeeg liñ nekk xasoo ñu ŋàññi woon dañu ànd ak yow te sii di gis nañ leen jàpp nañ seen njàmbur ñoo bokk ak ñun liñ nekk kon ñun amuñu ñoom benn jafe-jafe waxuma laa keneen ak keneen kon ñu koy sant baax di ko gërëm di sant nag professeur sëñ Muniru moom ci biir la bokk dafa bokk membre de l'AIS ci la bokk di suñu mag di ko xam ne doomi soxna li mu ko waxee gannaaw ba muy jàngal université professeur ak li mu bokk ci état bi lépp day doomi soxna diine ji tey jii bu ñu ko doon wër ñëw fekk ñu fi kenn wala boog ñu njëkk a yem ci moom ci biir Sénégal mën nañu koo jàpp ci loxoom ne ko yow la ñu laaj diine ci bu ñu fekkoon kenn te bu ñëwee ba gis ko dañu ko yow la ñu laaj diine ci kon moom ci biir AIS la bokk ndokk yàlla bi mu xamee lu mel noonu su mi lépp ñu ànd ak ñun ci xam-xam bi ci lépp li ko yàlla may waaye mu ñu ànd ak ñun ñu mel ne Muniru ñi lañ soxla moo tax AIS dafa boole ñëpp la boole intellectuel yaa ngi ci doomi daara ji taalib yaa ngi ci ñëpp a ngi ci biir Babou Biram Faye ñu koy sant baax di ko gërëm mi ngi nii journaliste bu mag la nekk conseil d'AIS li ngeen gis lépp moo ko bind di journaliste bu mag kon daal ñi ngi santaat presse bi média bi ñu ngi leen sant sëñ Abdi Kunta tamit mi ngi fi macha allah taala moo représenté li ma ko waxee daayira maanaam mbooleem xaadir yi fi nekk maa ngi nuyu sama mbokk yi waa Touba yi sëñ Modou Sidi Mbacké mi ngi taxaw ak waa Touba yi Mbacké ñoom ñëpp def nañ délégation ñëw si kon bàyyiwuñu kenn sëñ Moussa Ngom bu Paal mi ngi noonu macha allah mooy porte-parole mooy lépp ñiy jeexal nag mooy sant presse bi tey ñoom ñëpp ñëw nañu macha allah taala kenn desul waaw di sant tamit waaw sëñ Babacar Si jaamal sëñ secrétaire coordinateur l'AIS mi ngi toog bu ko tuddee tudd nañ pirtuñu kon tarixa yi ñëpp fi daje sëñ Mansour Darame ma nga ne waa jaamal sëñ Mahamad Lamine Darame sëñ Mahamad Lamine Ñang di waa kër Cheikh Tidiane Ñang ca Saint-Louis Ndar si Cheikh Tidiane Kan Medina Gounass mi ngi toog macha allah tabarakallah bu sëñ Aliou Sànqe bi nga xam ne doomu ama Sànqe ñëpp a ngi daje fi tey macha allah sëñ Aji Baba Si rakk si mu niru ñëpp ngi ñëw waa Mbour ñëw nañ si Mahamad Diouf ngi nii ñoom ñëpp jóge fi ak réseaux sociaux yi nga xam ne ci la AIS nekk di liggéey ubbi ay compte YouTube maanaam WhatsApp yi di ci liggéey ñi ci mbokk di liggéey ñëpp ñoom sëñ Ousmane Dramé ak ñu ñëpp ñëw nañ ngir fekk si jataay bi kon daal ñi ngi sant ñëpp sëñ Fallou Kébé gis ngeen ko mi ngi toog sëñ Fallou Kébé bokk ci nekk waa Touba vraiment jëlal bopp initiative am ne cellule Touba bi sax moo ko jiite mi ngi ni di mag macha allah taala ngir liggéey AIS bi xam ne nga doon topp ci réseaux sociaux yi ànd ak délégation mag ñoom ñëpp ñëw nañ xam naa dañuy bañ a lim di juum ak mbokki taalibe yi fi daje yëpp ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ku ñu fàtte tamit ñu jéggal ñu rek waaw sëñ Mamour Diarra Sarr ci AIS la bokk membre AIS jëruñu leen lim ñoom ñëpp ci membre AIS lañ bokk bu ñu wëgee lim day dafa kii moom mooy présenté émission bi nga xam AIS am na ko ak TFM di ci liggéey ci diine Mamour Diarra Sarr moom lañu ko jox AIS kon yëmut ci ay discours kese waaye télévision yi am nañ ci ay émission ndax dañoo gis ne média yi fa la gars yi nekk di tourner bopp ndaw ñi wala def émission yoo xam ne da ngay toog sa kër du la neex moo tax AIS ciblé na télévision yi TFM ñu ngi koy sant baax di ko gërëm am nañ émission bu ñu jox boo xam ne rafetal sa diine la am na yeneen télé yu ñu ko war a am incha allah rabbi loolu lépp ngir bëgg liggéey ngir mën a sensibiliser Sénégalais yépp pour ñu xam li fi mag ñu baax ñu bàyyi kon daal enfin ñu ngi sant journalistes yi di leen gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla colloque bi nga xam ne moom lañ doon waajal moo war a nekk le 3 mars ñu ngi ci woo Sénégalais yépp ndax lu ñu war a wax incha allah rabbi waaw lu ñu war a wax lu ne ci colloque bi incha allah lu ñu war a dese loolu lépp ñu ngi koy jàpp ba Méridien King Fahd Palace day amee incha allah le 3 mars 2018 di sant bu baax directeur bi nga xam moo jiite fii muy docteur Thierno Ko ak équipe bi fi nekk ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh